mbokk yi seetaan MMD Média asalaamaaleykum daanaka sax dafa reetaanlu lool interview bi nga xam ni Aziz Kébé da ko accordé journal bii di Le Témoin nee na dafay tontu par rapport ak rapport bi nga xam ni génn na ci l'Observateur ci altine ji parce que Aziz Kébé vraiment nag bu amoon ñu koy conseiller tey dañ koy wax mu démissionner. bu fekkee da ngaa dem ci am réew jiite délégation pèlerinage ak ni mu toll nga dem bay taxi jullit yi ni dañuy séddoo ay part de gâteau murit yi jël nañu seen quota tijaan yi jël nañu seen quota pël yi ñoo des jëlaguñu seen quota moo tax ñuy manigancé di ma xeex ndax dañoo bëgg pël jiite commission pèlerinage bi wala délégation pèlerinage bi wax dëgg yàlla gàcce la. wax dëgg yàlla mu ngi bëgg ëpp gàcce la yow l'Observateur li mu génnee doon rapport bu 2016 avril 2016 mais kañ nga remplacé général Dia gestion wu 2016 yow la parce que yaa yóbbu nit ñi pèlerinage à la Mecque 2016 général Dia mi nga remplacé 2015 ci atum événement Mona bi la gëj a yóbbu nit ñi màkk kon yaa yóbbu nit ñi màkk 2016 waaw bu fekkee xool nañu gestion bi. comptabilité yi nekk ci ministère bi la yilif def ko gis ni am na ay jalgati yu am luy jar $7,000 ñu facturé ko $6,000 ay cartouches yoo xam ni xamuñu yenn imprimante lañ ko def ak yeneen yoo xam ni dafa sax xeeblu ci gestion wu kilifa li gën mooy nga démissionné balaa moo weesu li gën mooy nga démissionné parce que wii doxalin arrangé tout le président de la République. ci l'Observateur nee nga li la amal solo mooy confiance président ci yow mais bu président yëgee li xew na confiance dina jeex ci yow Aziz Kébé yow bu ñu seetee gravité li am ci wàllu xidmatul idaafiya nga jékki-jékki teg ko ci suuf ñu ni déetewaay nga teg ci suuf iyaataay loolu nga bëgg ko teg ci ndoddum gouvernement bu Arabie Saoudite mais du gouvernement bu Arabie Saoudite yow dama ni li feeñ ci rapport 2016 bu rapport 2007 génnee muy gën a pur bu 2018 génnee muy gën a ñàng bu 2019 génnee muy gën a ñàng parce que faw nga justifier ana kan moo saxaloon forcer loxoy privé yi pour laaj leen xidmatul idaafiya muy service plus danga ko war a leeral gis nga situation fi mu egg gestion bu lëndëme nii dëgg boo nekkee kilifa li jaadu mooy bu ñu ko tegee ci sa kawum ndodd nga bàyyi sa xel ci sa njaboot démissionné encore une fois yéen voyagistes privés yéen lay waxal kii jiite suñu pèlerinage à la Mecque bi arrangé wuñu te arrangé wul pèlerinage ci boppam naka gouvernement bi xam naka président Macky Sall la xam naka Amadou Ba xam defe naa ni li feeñ ci ay làmmiñu député ci assemblée nationale gi nga xam ni sax nee na bi ñuy votel Amadou Ba ministre am bi ñu koy votel budget am daf ko félicité am satisfaction ci pèlerinage bi déedéet Amadou Ba li mu dégg ci ay kàddu ci ay député mel ni ñoom madame Ya Albis mel ni ñoom Mame Diarra Fam non loolu doy na sëkk ci ku ñu ko teg ci sa kaw ndodd ay député teg ko ci sa kaw ndodd nga démissionné bu fekkente ni bi wàllu diine nga yowoon mais bii nag détournement yeeg surfacturation yeeg jalgati alalu nit ñi force privée yi jël seen alal ci maa tey yépp mën nañu ko muñ mais bii moom mu def témoin moom dafa ñàng parce que mu ngi faste ay sikkim Sénégal jàmm lañu tal Sénégal jàmm lañu tal Sénégal xamoo séeréer xamoo tukkulool xamoo joolaa xamoo ñëpp benn lañu ay jullit lañu ñu nekkul jullit nekk ay catholique ñu dëkkin bu rafet aj Makka du gâteau bu ñuy pàccoo aj Makka da ngay am niveau bu la permettre nga gérer ko ñu confier la ko nga doxal ko normal ñi ngi koy jiite di leen ko doxalal bu fekkee amuñu ci yow satisfaction ñu dénoncer sa gestion yow ñi nga jiite bëgguñu voyagistes privés yi bëgguñu gouvernement bi def na rapport am gis na jalgati presse bi génn ko mu nekk lu ñàng lu flagrant lu ni dàng ñépp gis ko léegi nga ni ay pël ñoo nekk ci ginnaaw benn famille pël boo xam ne du ma tudd seen tur ñoo nekk ci ginnaaw di ma xeex parce que murit yi jël nañu seen wàll tijaan yi jël nañu seen wàll waa tukkulóor yi duñu tijaan tukkulóor yi duñu murit tukkulóor yi ñoo fi indi tarixa yi murit yi ngay wax
njabootu Cheikh Ahmadou Bamba ay tukulóor lañu njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick ay tukulóor lañu amul benn njabootu tukulóor bu lay xeex sa gestion moo lay xeex Aziz Kébé sa gestion ci pèlerinage à la Mecque moo lay xeex vraiment nag état bi yoon faw mu recadrer Aziz Kébé non faw mu xam ne li mu ko yan antanu ko mu teggi ko noo mën a taxawee jiite délégation au pèlerinage di wax ni dafa am ay pël yu may xeex parce que dañoo bëgg a jël seen wàll ci gâteau bi parce que tijaan yi sédd nañu murit yi sédd nañu tukulóor yi ñoo bëgg a sédd loolu dafa garaaw loolu c'est très dangereux ci Sénégal vraiment ça moom c'est inadmissible ça dépasse les bornes loolu nit mën ko imaginer loolu nit mën ko xalaat Aziz Kébé ñun bañu ñu nga diriger pèlerinage à la Mecque da nga koo mënul bañu ñu sa gestion dafa leerul dañoo gis ay jalgati yu ci am yu dañu ko yàgg a dénoncer dañuy continuer di ko dénoncer weñ loxo gi moo metti jaay doole privé yi moo metti li lëndëm ci aj màkk gi moo metti nga ni kenn du ko wax te li gën a graaw mooy à chaque fois ñu génn lenn ci yow nga dem ci benn presse tontu soit ci YouTube bi soit ci Facebook yi soit ci tweet yi wala nga jéem a décroche benn interview ci benn presse mais pourquoi pas face à face la moo tax Aziz Kébé yow doo dem débat pourquoi doo dem débat jàkkaarloog privé yi lan moo tax doo woote ak journaliste yi nga xam ne xam nañu aj màkk ñu lay poser ay questions benn par benn bu la neexee sax bi loo rati la Arabia ndax Arabie Saoudite ñoom comprendre nañu li ñuy wax Sénégal ñoo kontaanul ci gestion pèlerinage bi nga jiitee aj màkk gi Aziz Kébé fii benn tukkuloo jéemu la fee daaneel benn tukkuloo contrôle waaye nay waxi tukkuloo di leen attaqué naan dañu lay xeex naan murit yi jël lañ seen wàll ak tijaani ak murit yi bu ñu nekkul ay tukkuloo lu ñu doon Sénégal man ni amul affaire xeet affaire jaamu yàlla la ñuy wax aj màkk rukunun min arkaani islam rukunun min arkaanil islam ci ponk l'islam yi la bokk li man istata ilayhi sabilan jaamu yàlla la bu ñu la ko dénkee ci am réew antanoo ko da nga koy delloo lillahi wa rasul démissionné bala moo wees bëgg nag vraiment ëpp te nag lu ëpp tuuru mu ngi bëgg ëpp te lu ëpp tuuru mbokk yi jaa ngeen jëf ci ànd beeg MMD Média dañu doon recadrer Aziz Kébé parce que il est temps ñu recadrer ko fii amul tukulóor amul joola amul wolof amul séeréer amul pël amul kenn képp kuy dem ci màkk gi amul satisfaction ci sa gestion kon jaaduwul rafetul ci interview boo def ci journal bi di Le Témoin ngay tuumal naan ay tukulóor wala benn famille tukulóor ñoo nekk ci sa ginnaaw bëgg laa daaneel loolu dafa ñaaw loolu rafetul loolu dafa jéggi dayoo loolu war naa tax tey waa Sénégal ñëpp taxaw teggale ci boppu pèlerinage parce que xeetu discours yi day taal am réew xeeti discours yi rafetul yàggoon naa leen koy wax yàgg naa leen a wax ni man contre ma Aziz Kébé waaye xam naa ni kii du mooy kii doxal suñu pèlerinage parce que doxalinam laa xool 2016 tudd ma Aziz Kébé 2017 tudd ma Aziz Kébé 2018 tudd ma Aziz Kébé bi ñu dajalee yi xew yooyu yëpp nag 2019 laa leen ni kii bu continuer kenn dootul aji màkk taxaw leen jël seeni ay responsabilité jàkkaarloog moom li ma leen wax ñëw na Aziz Kébé du moom pour pèlerinage bi comme nag xamoo démissionné ñun dañuy continuer xeex bi privé yi continuer leen xeex bi faaw ñu teggee Aziz Kébé ci bopp pèlerinage à la Mecque na leen jaral lu nekk parce que gouvernement bi nag mooy gouvernement bi mooy fal ki yor aj màkk gi mais aj màkk gi jaamu yàlla la te ñun ñoo ciy liggéey ku ciy doxalin wu jaaduwul dañu la fay teggee ñu ngi interpellé njiit réew bu Sénégal ñu ngi interpellé Amadou Ba ñu lire Le Témoin xool interview bi fa Abdoul Aziz Kébé def ba xam lu nit mën a cautionné la wala déet lu garaaw la lu dangereux lu mën a taal am réew te duñu ko nangu fi benn bopp la nooy attaqué ay tukulóor bëgg a jël murit teg fee attaqué ay tukulóor bëgg a jël tijaan teg fee murit ak tijaan du ñu ay tukulóor waa kër Cheikh Seydi Hadji Malick du ñu ay tukulóor waa kër Cheikh Ahmadou Bamba du ñu ay tukulóor ça c'est grave jaamu yàlla aj màkk nga dem bay taxé ay affaire xeet ak ay race c'est grave Aziz démissionnel yëf yi dépassé na la jamono ji yaa ngeen jëf ñu ngi ñëwaat fii ak wàccoo daañu continuer di ñëwaat parce que mënoo aj màkk gi